Sud FM. Il est 21h. salaamaaleykum mbokk yi xibaaru guddi si li si nar a gën a fës. Birama Ndiaye. bokk na ci lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróomi dëkkaan yu nekk foofee ca Sunkudu nekk ca Sédhiou ñoom nag la ñu sàkku bokk na ci ndox mu sell bërëbu fajukaay ak yeneen ya nga xamante ne daal dinañ ko yitoo ci jamono sile daal dinañ ci am ab doxu ñaxtu niki tey jii dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi loolu mel itam la ñu daal di nemmeeku foofee nga xamante ne moom moo nekk ca Dendey nekk ca département bu Mbacké ndox ak courant ak yeneen la ñu daal di sàkku daal dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi dinañ àddu itam ci mbirum politique rawatina lii di waa APR yu nekk foofee ca Ziguinchor daal dinañ dal bu baax ci kaw kii di Ousmane Sonko daal di ŋàññee itam li nga xamante ne moom la duppee Sénégal tampi jàpp ne naka day daal di toppandoo ki ko xam ne di directeur général bu aéroport international bu Blaise Diagne mi nga xamante ne nag dafa daal di woon yóbbu ay ambulance askan wa fay yeewoo rawatina ci diwaanu Ziguinchor dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel itam dinañ ci boole ni ki tey jii lu toll ci hôpital ba nga xamante ne nag daal nañ ko daloo foofee ca Sédhiou rawatina ca Bambali ki la di Sadio Mané moom moo ci daal di dugal lu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukki million ci suñu koppar loolee nag dina tax lu toll ci fanweer ak ñeenti dëkkaan yu fa daal di nekk mun a am fu ñu daal di fajoo dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar tàggat yaram jeexale ko ci lu gënoon a fës ci ay xibaar ci ay bés bi ñu ànd ceeg Marie Rosalie Ndiaye daal di ndar képp lii la di xibaar yi laata loolu ki la di Alassane Wade moo féete ci xarale. Sud FM. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas yu ñu lëkkaloo te nekk dibéer yemboog ñaar fukki fan ci weeru juin atum ñaari junni ak ñaar fukk ak benn yooyu xibaar ñu doore ko ci accident bi am foofee ca wetu université Alioune Diop bu nekk ca Bambey ñaari dawalkatu moto Jakarta ñoom ñoo daal di mbëkkante fi mu ne nii ñetti nit jëlee ci ay gaañu ñaar ñi nag seen gaañu daal dina jéggi dayo ba ñu daal di leen rawale ci hôpital Henrik Locqué bu nekk ca Njaareem sapeur pompier ñoom ñoo ko def bu ñu sukkandikoo ci suñu ndaw la fa di Adama Ndiaye. lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróomi dëkkaan yu nekk ca Sédhiou ñoom nag la ñu sàkk bokk na ci ay jumtukaay ya nga xamante ne méngoog nag jamono foofee nag gis nañ ne amut ndox mu sell courant wax noppi ak bërëbu fajukaay niki tey jii nag la ñuy daal di doxu ñaxtu ngi rek daal di fësal li ni mel Adama Ndiaye moo yor seen kàddu ñu teewlu ko ak Moussa Dramé. suñu problème mooy ñun dañu bëgg état bi dimbali ñu nga xam te ni mooy suñu yoon depuis l'indépendance jusqu'à nos jours def nañu manifestation plusieurs 3 fois ñu ngi koy defaat ñaax état bi dimbali ñu pour au moins ñu am loo xamante ni yoon waxuñu dara deful dara réagirul léegi lu ñu bëgg a wax à l'état du Sénégal et à l'autorité administrative ñun bëgg nañu ñu defar ñu suñu yoon defar ñu hôpital defar ñu électricité et defar ñu jox ñu ndox à l'eau potable lii mooy suñu objectif lii mooy dëgg dama ne je parle au nom de toute la population de Sonkodou ñoo xamante ni dañ maa jox seen kaddu ñu ne ma bu état deful loo xamante ni lu ñu wax dinañ passer à autre mesure lii tey lii marche pacifique la mais ñun on exige que l'état c'est une exigence dañuy ne état war garam la nañu defar suñu yoon nañu may électricité nañu may ndox bu sell laa wax ma ndox teen yi parce que ñun suñu maam yi suñu yaay yi suñu jabar yi ñu ngi nii di dee si yoon bi surtout pendant l'hivernage ku bëgg a wasin amul hôpital digne de son nom buy ñëwee ci saret lay judd am na ñoo xam ne dañuy dee si yoon ba sax vraiment on dirait que nous ne sommes pas au Sénégal ñu nekkuñu Sénégal à une période de 21e siècle assis sur mine d'or et tu es en train de demander la charité c'est ça le Sonkodou économiquement on est plat dañuy dee dañuy laaj état dañu gestu autorité politique yi autorité administrative bu ñu amee soxla dañuy ñëw laaj ñun suñu carte ñu leen koy jox ñu digg ba léegi mosuñu def dara Sonkodou sonn na Sonkodou tay na Sonkodou damm na. ci noone la ñuy àddu ci askan wa yeewoo ca Dendey nekk ca département bu Mbacké ñoom itam li wokk waa fi nga xamante ne moom moo nekk ca diwaanu Sédhiou moo leen daal di xuri ba tax rek ñu daal di sàkku li lee di courant ak itam ndox rawatina yoon wa nga xamante ne dinañ fa mun a jaar tuuti sëy
lu tolloo ko juróom-ñaari kilomètre moo dox diggante route nationale bi ak village bi di Dendey mu nekk nag tali boo xam ni naqari na lool askan bi nga xam ni dañ fay faral di jaar sax dañuy faral di feebar ndax ran-ran bi nga xam ni dafa bëri poussière lool. Dendey am na ay jafe-jafe ci wàllu bërëbu fajukaay boole ci tamit ñàkkum ndox mu nekk loo xam ni Xaadim Samb yëkkati na ci kàddoom ginnaaw bi mu dajee ak askan bi ci Dendey ci njeexteelu ay bés bi. courant bi ci jamonoy président Abdou Diouf lañ ko fi defan booba Maguette Diouf mooy ministre énergie yoon bi gis ngeen bi ngeen di ñëw presque bu sa oto jàddee tuuti dañ lay lonk mbaa nga woo ay nit ñu puus la soxla nañu tali bi ñuul bëgg nañu ay lampe soxla nañu ay forage poste de santé bi amul lu mat juróomi laal bëgg nañu suñu poste de santé bi mu nekk dispensaire wala pourquoi pas hôpital comme ni ko dëkk yëpp amee commune bi am na ci dëkk yoo xam ne yii amaguñu ndox amuñu robinet dañuy takk sareet dem ci dëkk bi duy ay barigo yóbbu te loolu laa bëgg mu jeex fi jiw yi ñu bëgg a indi bëgg naa commune Dendey Guy gi gis ci seen bopp bandeek dogal yàlla bi ci des mooy soxla nañu luuma comme ni ma ko waxee. Xaadim Samb mi nga xam ne foofu la cosaanoo nee na li ko soxal rek moo jiite maire yi Dendey ci élection yi ñuy dëgmal mu indi nag ab dund teg ko ci loxoy askan bi nga xam ni rafetlu nañ ko loolu fësal ko tamit seenu jàppale Tuuti Sey Mbàkke Sud FM. Tuuti Sey ci noonee la ñuy àddu ci lu jëm ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu politique APR bu nekk ca Ziguinchor ñoom nag daal nañ dal bu baax a baax ci kaw kile di Ousmane Sonko ak slogan boobee mu duppee Sénégal tampi directeur général bu aéroport international bu Blaise Diagne moom moo ko daal di xamle ginnaaw bi nga xamante ne nag daal di woon na fa yóbbu benn ambulance askan wi murit boo fay yeewoo jàpp ne nag fi mu ne nii dañoo war a tabax lii la di Ziguinchor moo gën yenn yi nga xamante ni ñoo ngi ko faa daal di tafantalu Doudou Ka ñu responsable politique foofee ñu teewlu ko Ignace Ndeye. waxoon naa ko ni moom si rôle la nekk parce que xam nga soo amulee looy proposer Sénégalais yi da ngay ñëw rek. di wax lu la neex di génne ay slogan mais ñun passé nañu ay slogan xam ngeen ni fii nii loo leen dégg fii sëñ bi wax muy sëñ Touré nga xam ne moom mooy fii représenté muy sëñ Muntaxa donc loolu lu mu fi wax mooy que seen coono liggéey bu ñu ko def dafay wàccee coonoom donc xanaa kay ku wax ni wàccee coono xam ngeen ni fii tey heure bi bu ñu am ni fii du ñu wax tampi la te fu lu am fii moo am Casamance fu nekk président de la République wax na ko man lu ma xam fii si Casamance mu ne lu mu fi investir waa Marsassoum pont de Marsassoum yéen xam ngeen pont de Marsassoum nu mu meloon pour dem Marsassoum est-ce que waa Marsassoum dans 2 mois dinañu wax Marsassoum tampi suñu dem foofu coono boobu ak yeneen yow fi gis ku nekk nag mën na am lu muy wax de nekk slogan moom yomb na mais nañu ñun li ñu xam mooy takk suñu ndigg liggéey suñu population bi joxe seen bopp dinañu ànd ak président Macky Sall ñu defaat suñu Ziguinchor boo xam ne day nekk goxu ëllëg Sénégal xar kanamu goxu Sénégal ëllëg yi ni ñuy mel fii lañ ko bëgg a tàmbalee suñu dëkk si suñu gox bi te président de la République lu mu wax ñun ànd nañ ci parce que xam nañu ni Benno Bokk Yaakaar mooy kuréel bu gën a am doole ci Sénégal yëpp donc c'est normal mu am ay kuy yu bëri fii Ziguinchor xam nañ fi kuy yu fi nekk ñaari kuy yi sa Ablaye Baldé Doudou Ka loolu moom jarul ñu ciy waxat mais ñun ñaari kuy yooyu te ñu bokk ci njabootu président dañu ku nekk dañu population bi day ñëw taxaw mu ne ñii lañu tànn mais ñun c'est normal que suñu ambition ñu wane ko ambition boobu nag président de la République rek moo ñu mën a mooy atte. loolee di kàddu kile di Doudou Ka nekk directeur général bu aéroport international bu Blaise Diagne doon àddu foofee ci mbirum politique ca dëkkam di Ziguinchor. ci noonu itam fële ca Taïba Ndiaye ka fa nekk jaraafu dëkk ba daal dina sampaat ndëndëm moom Alelo daal dina ko jaarale ci meeting ba nga xamante ne niki ay bés bi la ko daal di def ci Tivaouane Babacar Sow. samp ndënd bu yees ci jongante yi nga xamee ni moo itteel gox-goxaat yi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2022 jaraafu dëkkub Taïba Ndiaye Alelo doon amal ab meeting boo xam ni ci la doon def li ni mel loolee tax na sax ba moom moomee di vice président assemblée nationale mi ngi ñaanat askan wi yeewoo ca Taïba Ndiaye ñu joxaat ko lenge yi Alelo jaraafu dëkkub Taïba Ndiaye. moo xam imam yi la chef de village yi jigéen ñi góor ñi les coalitions politiques lañu la nañu xalaat par rapport ak élection yu ñëw Alelo mooy nekk seen candidat damay fàttali waxtaan
war na amoon ca penc ma en 1990 mag ñi ñëw jël si ma sa dëkku bàyyi ngay yàqu sa dëkku maama ngay yàqu ñëwul nga dugg ci sa loxo te booba commune rurale jafe na de benn cadre nangu ci woon a dem li mu jëkk sant yàlla mooy tey presque commune boo dem ay cadre nga fay fekk te bu jëkk dañ fay wéetoon lool bu jëkk da ngay mën a wax mën a tàccu rek nekk président commune rurale tey cadre boo gis mu nga xalaat naka lay def ba nekk maire donc loolu vraiment ñu ngi ci sant yàlla rëccuwuñu woon duñ doon lycée mag woote bi itam ci cadre boobu la rek. loolee tax na sax ba moom moomee yëkkati ay kàddu di dellu soit ci liggéey bu am solo bi nga xamee ni amal na ko ba mu nekkee ci bopp commune Taïba Ndiaye ba léegi alelo jaraafu dëkkub Taïba Ndiaye. weer bi ci ginnaaw rek lu mat presque 500 millions de financement ñoo xam ne ñoo ma fekk si tey jii suba rek laa am directeur boo xam ne industrie bi bëgg a tabax Taïba Ndiaye gi la koy te yàlla xam sama passé moo tax mu ne damay seet ku ma wóolu ñëw fii nu wax ak moom nu ñu ko joxe yan condition lañ koy joxe suuf mu liggéey commune Taïba ñëwul benn commune ndox am nañ ko 100% ba joxe yi yeneen dëkk yoo xëy sax bokk ci suñu commune am na dëkk yu bokk Daaru Xudoos am na yeneen dëkk yoo xëy jàppale nañu ba ñu am courant dëkk yëpp am nañu yoon piste léegi dañu commencé di goudronner piste yi ndox 100% xëy na sax électricité waaye yoon dafa cher loolu nag buñ ko mënee aussi yàgg fi ci la du suñu jàmbaar Tivaouane Babacar Sow doon ci jokk ak yéen fii ci Taïba Ndiaye pour Sud FM. fii ci Ndakaaru ñol ak coow la nga xamante ne daal dina am ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru SAES daal dina xàppati ñetti fan yi nga xamante ne du fa sente xànc ak morom ma daal di sàkku yi cam ay daan ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jëlu pour seen loxo wala boog di def ay ñol ci kaw jàngalekat yi section campus bu Dakar nag. ginnaaw ñetti fan yooyu ñoo ngi daal di sàkku ay daan kon niñ ko waxee ci noonu sàkku yi itam ci nu mu gën a gaawee ñu daal di convoqué conseil de discipline ngir rek daal di taxaw ci ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne ñoom ñoo fay daal di andi ñol ak ay saltel foofee ca faculté des lettres ak faculté des droits ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru. Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. ñu àddu ci wërgu yaram Bambali daal dina am centre de santé bu yees peq ñoo ngi ko daal di tabax lu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukki million ci suñu koppar kenn defa ko lu dul seeni doom di Sadio Mané loolu itam dina tax lu toll ci fanweer ak ñeenti ay dëkkaan mën fa daal di fajo Sadio Mané ñu teewlu ko Moussa Dramé. man fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee xam naa réalité sama localité bi des fois boo amee jafe-jafe si wàllu feebar wala wàllu gaañu boo ko amee pour dem hôpital des métiers des fois doo dem sax hôpital bi cause amul moyen pour yóbbu la ba Sédhiou te Sédhiou sori na tuuti ni ma ko yàgg waxee sama sœur sax yàggul sax maa ngi woon fii moom bi mu juddoo si kër gi la juddoo sama kanam la te sama yaay man maa ko doon jàppale ndox di ko joxal ndox di ko fóot yenn yére yi parce que man gis maay doomam bu góor man maa leen mag donc loolu lépp bi ma ko gis su ma ko xalaatee bi ma doonee football ma am moyen tuuti loolu moo nekkoon sama du lenn simple ma si dara lépp li may def man dama koy def ngir yàlla aussi loolu moo tax et puis du sama yaay kese wala yaay je pense que ñëpp la dañ ko soxla moo tax loolu lépp poussé na ma pour tabax hôpital yi ak école pour xale yi mën a jàng xam naa ne fii dafa xaw reculer tuuti xale yi tey jii damay gis sax loolu bu njëkk dama ko doon gis kenn bëggatul dem école parce que dañ doon wax Sadio dafa bañoon def bëggul dem école dafa doon footballeur léegi ñun tamit lu ñu dem école après ma essayé jéema def contrat tuuti cabax école pour ñu xam ne ni jàng éducation dafa am solo si ñëpp daal pour ñu mën a ngir seen bopp te mën a jëriñ ëllëg dëkk bi sax waaye Sénégal. tàggat yaram Seneps bu Thiès moom nag dafa daal di dem Tembo ak Casa Sport foofee ca Ziguinchor ndam demul ndam dikkul la nga xamante ne nag moom mooy xeetu football bu ñu fa daal di tëral ñu teewlu kile di Gawsu Dramé nekk entraîneur bu Seneps ñu teewlu kook kile di Ben Michel Kanfoudi. match bi am na liggéey ku nekk ñëw nga say système sa façon jouer ñu à un moment dañoo bañ a football et c'est normal parce que bu Casa Sport nekkee ci temps fort am suñ ko toppee ci loolu mu dugal ñu bi il faut ñu reyaat ko. ñoom ñu énervé ñu dellu si waat ci match bi loolu mooy football il faut ñuy étudier ki ngay footballal kañ la fort kañ la faible nga mun koo attaquer ak nga mun a baisser affaire bi. parce que 5-0 yu mu dóor Dakar Sacré-Cœur c'est pas donné à toute équipe. Casa Sport bi mu footballee ba ci ngoon man yore naa vidéo Casa Sport ci sama portable dama koy brancher sama télé agrandir ko toog mën naa la wax ni la visionné Casa Sport lu mu gàtt fukki yoon samay adjoint tamit même chose su ñu ñëwee entraînement. loolu la ñuy waxtaanee dispositif bi loolu la ñuy teg li ñu fubale tey bu ñu fubal Thiès du ñu fubale ñii parce que tey dañoo dem ci dëkki jàmbur point rek lañ fa soxla bu dee 3 baax na bu dee benn baax na bon encore loolu la mais quand même lu mu ci mën a doon mooy ñun hold-up lañ doon wut on a des flèches sur les côtés
dañ ni suñ ñu songee ñu jël leen lancer leen ñu dem bon bu for bi amee benn bi baax na bu ñu amul bu ñu dugal bu ñu bi. ci fan boobu la ñuy des entraîneur bu Casa Sport nag moom ci wàllu boppam daal dina méttit lu bu baax a baax ñàkk réalisme bi nga xamante ne équipe am daal dina ko def ci fan boobu la rawatina lii la daal di ñaawlu bu baax arbitrage bi nga xamante ne da ko daal di ŋàññi Ansu Jaaju lay wuyoo ñu teewlu ko benn Michel Kanfour. waaw jàngat bi ma am d'abord damay encourager sama joueur yi parce que li ñu waxante jéem nañ ko def waaye sottiwul. dañoo manqué réussite ci match bi ba pare tamit ci adversaire bi sóoraale woon nañ ni bu ñëwee duñu attaqué day toog mu xaar ñu donc suñu entraînement si ñun yëpp la ñu doon préparé mais lu ñu sóoraalewul mooy situation arbitre bi nga xam ne permettre na leen ñu jouer comme ni ñu ko bëggee te ñun mënuñ ci dara donc loolu rek moo ñu la ñu sóoraalewul mais di wax rek ni. li ñu préparé woon fekk nañ ko ci terrain bi jéem nañ ko de jouer mais malheureusement amuñu réussite ci loolu noonu ba tax na tey fu mu nekk ni ñu wax rek du encourager joueurs yi te di wax rek dañ continuer liggéey bi ba tax situation yu amee ñu mun ko dépasser lu mu gën a gaaw. egsi nañ ci xët gi ñu jagleel lu gënoon a fës ci ayu xibaar ci ayu bés bi ñu génn ñu ànd ceeg Marie Rosalie Ndiaye. daldi nag jàmm ci seen jotaay xibaar yi gënoon a fës ci ayu bés bi ci Sud FM seen rajo. ñu dooree kaak xibaar bu tiis bi nga xam ne moo dal ci kaw askan wi ak fukki ndaw ak juróom yi nga xam ne dañoo lab ci ay géej nekk ca banlieue bu ndakaaru ñoom nag tolloon nañu ci fukki at ak ñaar ba ñaar fukki at ak ñaar lu di mel nag jaaxal lool kilifa yi waaye tamit wéyjuru ndongo yi nga xam ne ci jamono ji seen xel dalatul El Hadj Moussa Thiam. week-end bu tar lool la ñu dund banlieue bi bile. ci plage Mboro foofee sax ci début week-end bi nemmeeku nañ fa ñetti xeetu lab yoo xam ni ñooñee sax dañoo mujj faatu ba ñii di sapeur pompier daal di génnee seeni néew mbir mi gën naa tar ci dimanche ci ngoon ci plage Malika foofee nag daanaka fukki ndaw ñoo fa lab juróomi dañ leen a mujj daal di sauver waaye yeneen juróomi dañoo mujj faatu ci biir ndox mi ñooñee sax mujj nañu génnee seeni néew ci waxtu woowile ci plage bi mu dendal di gàddaay foofee tamit ñaari ndaw jot nañ faa faatu loolee rek di def total ci fukk ak ñaari ndaw yi nga xam ni jot nañoo lab ci géejawaay waaye tamit ñett yi nga xam ni ñoo ngi ca Mboro di signaler rek ni li nga xam ni tamit ñi faatu daal seeni at moo ngi ci diggante fukki at ak ñaar bokk ca gën a mag sax moo ngi am ñaar fukki at ak ñaar jamono ji nag ci jéye ji les responsabilités yépp nag ñoo ngi engagé wu autorités yi surtout nag ñi di préfet yi ba ci maire yi sax ba jàpp protection civile dañoo war a gën a renforcer li jëm ci wàllu daal ni ñuy surveiller plage yi nga xam ni nag daanaka jox ñu ci ndigal ñu cay sangu loolee nag ngir gën a mën a taral daal li nga xam ni ba tax sax jëfandikoo lii di gendarmerie pour rek tere fréquentation ndaw yi nga xam ne nag dañuy ñëw ci plage yi nga xam ni autorisé wuñ ko mu mel ni ci jamonoy état d'urgence ba ni que gendarme yi defee woon ci plage yi lee sapeur pompier yi nag ñoom tamit da war nañoo ami flotteur daal di délimiter zone yi nga xam ne nag daanaka daal fa la ñu nangu nit ñi yem fa ci plage yi nga xam ne nag dañ koo autorisé loolee nag ndax li nga xam ni jamono ji ndaw yi nañuy songee lii di plage yi rawatina nag ci géej yi nga xam ne moo nekk ca Caaroy ba jàpp Mbaaw am na sax ñu naan dañoo war a installer ay brigade intervention yu ndaw ngir gën a mën a dimbali ñi nga xam ne nag ñoo di maître nageur yi nga xam ne sax ay volontaire lañu te ñooñee seeni pexe bopp rek la ñuy demee ndaxte jotuñu benn ndimbal jóge collectivité territoriales yi responsabilité parents yi nag joxoñ nañ ko tamit ñooñee war nañoo gën a mën a saytu di xool daal bu baax li nga xam ni seeni doom se la ñuy dox lan la léeg-léeg sax xale yi daal di rëcc léeg-léeg sax xale yi daal di rëcc ci classe bi wala sax rëccee ca kër ga doon ay groupe nag di daal di dem ca géej ga te loolu ay jiyee rek lañ cay nemmeeku géej gi ñuy duppee nag Grande Côte dana continuer di faati bakkan bu nekkee nag jël ñu daal ay pexe jëmale ko ci nu ñuy surveiller plage yi wala sax ci ay pexe ñuy teg daal pour xale yi bañ di fa bari lool te léeg-léeg sax mu mujj leen di jurali musiba ci jamono ji nga xam ne nag daanaka ndaw yi dañuy faral di dem ci plage yi di féexlu El Hadj Moussa Thiam lañ jot ci xibaar fii ci banlieue dakaroise pour rajo Sud FM. ca diwaanu Kaolack ay étudiants yu université bu Sine Saloum ñoo doon grève mardi daal di xaañ ba yàq ay bureau yu bëri ay climatiseur ak immobilier tojati ay vitre ca ëllëg si àllarba étudiants yu université virtuelle yu nekk ca Kaolack ak Diourbel ñoom it amal yëngu-yëngal ba génne élèves ya doon jàng ci lycée yi nekk ca seen yooyu la diwaan ne ñu lu ñu bëgg moo di ñu soppi anam yu metti yi nga xam ne ci la ñuy jàngee takk der yi sax ñoo ci mujjee dugal seen loxo ba am ñoo xam ne ci ñoom dañ leen teg loxo te war nañu toll ci fukk ak lu tegal
situation bu di mel nag ak yeneen yoo xam ne xëy na ñu ngi koy ragal ci jamono ji tax na ba SAES section bu Ndakaaru daal di dakkal bépp jàngale ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lu ko waral nee ñu sàmm seen kaaraange ci jamono ji nga xam ne xel dalul ci daara yu kawe yi. Fatou Seck Youm mooy chargé des revendications bu section SAES bu Dakar ñu teewlu ay kàddoom ci micro El Hadj Malick Ndiaye. alors décision bi ñu jël démb lañ ko jël dañu waroon sax convoquer assemblée générale parce que assemblée générale moo am sañ-sañ arrêté cours yi mais comme ñu ngi woon ci situation bu jàmp ñun bureau bi nga xam ne ñooy représenter enseignants chercheurs yi au niveau du SAES ñoo décidé effectivement pour xool parce que dañu jànkonteel ak ay gaañu ay saaga ay oto yu nu toj ay biens yu nu toj université yoo xam ne suñu collègues yi ñoo subir perte yooyu donc ñu ne xaaral ñu suspendre cours yi ba xam effectivement situation bi nu muy demee parce que mënuñu continuer tamit di exposer suñu vie collègues yi nii ci Mali Foro daal loolu moo tax ñu jël décision bi. forum civil section Guédiawaye ñu amoon toogaanu sikkimu àllarba ca mairie bu Guédiawaye bëgg nag ñu dàkk décret de déclassement bi soxal littoral bi ñoom nag ne ñu boolewuñu askan wi ci waxtaan yi nga xam ne te nañu doon fase ka noce lu soxal décret bu ni mel kuréel gi di laaj ñu amal audit ci assiette foncière boobile ndax lu ci bëri dañ ci amal lu ñu duppee occupation illégale Michel Mendy mooy coordonnateur bu forum civil section Guédiawaye ñu teewlu kook Moussa Thiam. daaxooruñ ci tey daaxooruñ ci ëllëg parce que donc ay bande bi saxaluñ ko fa noonu juste pour foo dañ ko fa saxal parce que dafa am njariñ donc njariñ boobu mu ngi continuer am ba léegi donc buñ xëyee tey dégg ville de Guédiawaye ne dafa am projet d'aménagement littoral bi demandé benn décret de déclassement président signé leen ko parce que tout simplement ville de Guédiawaye dafa jaar ci conseil municipal yi pour ñu signé ko pour ñu voter ko délibération mais ñëpp xam nañu conseil dañ leen dig foofu ay terrain liñ ko diggee conseil yi nekk ville de Guédiawaye noonu lañ ko diggee conseil yi nekk fii yëpp ci mairie yi nekk biir Guédiawaye yëpp donc ñoom ñu signé décret yi beneen bi mooy président de la République Macky Sall amul benn instant ci déclaration yi mu am jëmale ko ci bande bi en conseil des ministres yoo xamante ni mës na wax ni moom dafa bëgg ñu dagg filao au contraire day wax ministre de l'environnement développement durable naka saytul filao yi naka saytul dinu yi na xool lu tax ñit ñi def ba fa VDN 3 bi jaaree ñëpp teg seen bët ci filao yi moom bi muy def campagne 2019 daf ñu diggoon ci PSE vert que bu faloo moom lépp liy reforestation daf ciy taxaw lépp liy aar alam bi daf ciy taxaw tey mu signé benn décret de déclassement donc ñuy wax ne ñi signé décret bi njëkkee ko ci moom président de la maire de la ville Aliou Sall maire yi nekk Guédiawaye tey yëpp ak conseil municipal yi nekk ville de Guédiawaye ak ci yeneen maire yi Guédiawaye yëpp ñoom ëllëg lu munti xew fii parce que dañ fi jëlee bande bi ñoom ñooy doon responsable parce que tout simplement dina am ay conséquences li firnde bi mooy daaw ba mu amee taw yu foor yi fi ñu dagg jox ko magistrat yi ci ginnaaw cité bi nekk ci ginnaaw ndox mi dafa taawoon ba dafay 1 mètre am na kër yi yëpp la dugg presque yàq seen bagage yi donc noonu lay demee rek boo daggee filao yi la nature a horreur du vide ndox mi day avancé tey dañ fi taxaw pour wane ni d'accord ñu ci décret bi li ñu bëgg mooy effacer décret bi ñu annuler ko ñu abrogé ko li ñu bëgg mooy ñu def audit foncier wu bande bi nga xam kan moo ko occupé régulièrement nekk teg mu tegu ci yoon ak kan moo ko occupé irrégulièrement tegul ci yoon bu fekkee ñoo yoon daf ci am yoon pour daan ay nit yoo xam ne dañu fëte yoon def liggéeyam li ñu jàpp mooy politiciens yi nekk Guédiawaye dafa gën tegee seen bët ci filao yi amuñu jàmm am na ay zone yoo xamante ni commencé na am ay kër bu yàgg commencé nañ fa occupé bu yàgg te foofu kenn déclassé wu ko donc tey boo jëlee décret de déclassement dafay mel ni yooyu yëpp dañ koy maasale muuraale ko li ñu waroon def mooy dañu war a def audit bi ba pare. ci lu soxal coow li dox ci diggante Madiambal Diagne ak juge Souleymane Teliko yoon teg na daan Madiambal Diagne juróom-benn weeru kaso yoo xam ne ñett yi def koy tëdd ràpp ak alamaan boo xam ne toll na ci juróomi téeméeri junni ak juróomi million ci ay ndàmpaay kookee di Madiambal Diagne nag dañu ko doon topp ndax lu ñu duppee diffamation gannaaw ab plainte boo xam ne juge Souleymane Teliko jiite Union des magistrats du Sénégal moo ko teg ci ndoddam waaye ñi koy layal ni ànduñu ci dogal bu ni mel dinañu def appel ngir soppeeku am ci mbir moomule ki li ñu tuumaal di Madiambal Diagne moom nee na amul lu ko ci bett ndax lu ni mel la doon xaar moom dafa jàpp ne li yoon teg ci kawam li ko laxas moo di ay considération extrajudiciaire ñu teewlu ko ak El Hadj Malick Ndiaye. waaw décision bi bettul kenn ka nga xamee ne que ñu doon suivre dossier bi depuis talaata waa tribunal muy avocat di magistrat di personnel judiciaire di journaliste yi nga xam ne ñu doon toppam bi mu yëgoon nañ ko ndax xamoon nañ ne bi chambre bi délibéré information amoon nañ ko nee nañu ko magistrat yi kat bëgguñu président union des magistrats perte dara jaam ci diggante ak Madiambal kon nag condamnation bi nekkul la nga xamee ni mën naa sukkandiku ci yoon sukkandiku ci droit bu
procédure bi ñëpp xam nañ ni baaxul procédure bi xam nañ ni que ba ñu toogee tribunal preuve la ma waxoon indi naa ay firnde yu xam ne kenn mënu ko nattable ba ki nga xam ne moo porté plainte sax nangu nañ devant le tribunal que li ma indi mooy preuve yi nga xam ne mooy li xew kon nag bu ñu ma condamné kon lenn moo ko waral waaye du mbirum droit du mbirum justice loolu nag bu amee ñun citoyen lañu daji topp yoon ba mu jeex dinañ def appel immédiatement samay avocat sant naa leen loolu waxoon naa leen ko depuis avant-hier na leen que bu décision bi tombé na ngeen def appel immédiatement dinañ ko def am naa yaakaar ni que dëgg mooy mujj dinañu àtte ci yoon citoyen nag sénégalais la justice ñëpp la fi nekkal ñëpp ñoo war a yem ci kanam yoon moo tax bi nga xam ne kii nga xam ne moom mooy Souleymane Téliko demoon na ci yoon def na li mu def dinaa ko topp ba mu jeex waaye man it am na procédure ba nga xam ne dugal naa ko mooy demandé naa ministre de la justice mu autorisé ma porté ko plainte daf ma diffamé am naa yaakaar daa am autorisation boobu te bu ma ko amee am naa yaakaar aussi yoon dina doxal liggéeyam kon nag ñun ay sénégalais lañu du ñu toog lu di déglu yoon am naa yaakaar nag ni ñi nga xam ne ñoo fi nekk xam ne xàmmee ràññee xam nañ ni que lii teguñu ko ci yoon teguñu ko ci dëgg. Ousmane Sonko di njiital parti Pastef moo yëgle ne dina door ab tournée politique boo xam ne mu ngi ko tuddee nemmeeku tour te boobee tournée nga xam ne dina ko def ñaar fukki fan ak ñett ba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin waatum 2021 njiital Pastef mu ngi dànkaafu nguur gi nag di ko xamal ne du nangu benn yoon ñu koy song wala di saboter boobile tournée ajuma la doon dajeek taskatu xibaar yi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Aïssatou Gueye Ba. dinañu dugg ci réew mi. diggante 23 ak 24 ak 25 commencé suñu tournée nationale ñu tuddee ko nemmeeku tour ñoo ngi yéegal nag ni ñoom ña ngay waajal pour fu ñu dem ñu yónni seen i nervi ñu dañuy attaqué convoi Ousmane Sonko bu ko defee ñu gaawantu ne ñun ñoo andi trouble à l'ordre public ñëw jàpp ay éléments sama sécurité ak yeneen ak yeneen ñoo ngi xaar ba ñu toll foofu parce que Macky Sall moomul réew mi te du ko musa moom. tey la dund gi gën a cher lan la gaz di jar lan la ceeb di jar lan la courant di jar lan la ndox di jar lan la pomme de terre di jar lan la soble di jar tey la Sénégal gën a métti njàng mi est-ce que dox na professeur yow mi nekk université wax naa léegi université Tampi njàng mi ci suuf est-ce que dox na paj mi est-ce que dox na lii ma wax nag ci jafe-jafe dund gi moo tax fi may daanelee di woo Sénégalais yépp nag ci benn rassemblement exceptionnel boo xam ne mercredi prochain incha allah muy le 23 juin parce que li taxoon 23 juin am ba ñu célébrer ko yi yëpp ci la woon comme nag dara soppikul boobu ak léegi ñuy woo ñëpp nag ci rassemblement bi nga xam ne opposition ak société civile ñu ngi koy organiser pour ñu delloo buum ci mboy ga pour ñu wax sénégalais yi malheureusement amoon nañu yaakaar waaye erreur bi gën a rëy bi ñu mës a def Sénégal c'est d'avoir élu un homme qui s'appelle Macky Sall un jour de mars 2012 que la taxoon ñu élire ko yëpp muy les promesses du 23 juin il les a trahis loolu moo tax ñuy woote ci ndaje boobu. mbokk déglukat yi yile xibaar gënoon a fës ci ayu bés bi ci Sud FM seen rajo ma leen di jaajëfal jox leen dig daje dibeer bi di ñëw. Birama Ndiaye. jërë ngeen jëf mbokk yi ci moom la ñuy yëkkatee jotaayu xibaar yi sant leen gërëm bu baax Alassane Wade mi fete woon ci xarala gi ci kanam tuuti 22h Aïssatou Gueye ba ñoo ngi yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon ñu leen di ñaanal panaanub jàmm.